voilà mbokk yi dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moo di jano bi tey nag ñu jàkkaarloo koo xam ne kii Sénégal gi yëpp wërngal kàpp xam nañ ne kenn dootu ko présenté kenn ci wàllu politique ak tamit engagement yi nga xam ne am nga ko ci taxawaayu réew mi wa ñu bëree bëri sax léeg-léeg même nos confrères la Sénégal bay wala Barth et cetera alors ñuy dalal Barthélémy Dias ñëpp xam ko xam ni ba léegi mi ngi ci langue politique bu Khalifa Ababacar Sall mais Barthélémy maa ngi lay nuyu parce que yow il faut ma laaj loolu njëkk maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay Serigne Maodo tamit di nuyu mbokk yi auditeurs u rajo Sud FM. alors barki Dembo Ndiaye wax nga ko léegi parce que loolu il faut nga leeral ko Sénégalais yi yaa ngi Ousmane Sonko et puis c'est pas la première fois ñu gis leen ñaar ngeen nekk xaw ma da ngeen di waxtaan xaw ma lu ngeen di lijjanti ngeen nekk ci biir mbeddi Dakar yi Dakar Plateau foofu dañ doon wax ne bu fekkee marche xaw ma da ngeen doon marche xaw ma gars yi doo leen ay gaz ay lacrymogène lan moo doon sababu loolu ngeen def provocation la wala da leen a neex rek ngeen def ko wala lu xew. non kooku du provocation ñun ay citoyens lañu teg ci ay républicains. Ousmane Sonko yàlla dogal mu nekk député du peuple fu ko neex mën na fa dem Sénégal waxtaan ak peuple bi man lu mu bon nekkoon naa fi député du peuple te lu mu bon tamit je pense que moo xam Ousmane Sonko di candidat man mii di ànd ak Khalifa Sall te ñëpp xam nañ que candidat la ci élection présidentielle autorité administrative moo ñu wax fii ak le 26 décembre mën ngeen dem fu leen neex biir Sénégal wuti ay parrainage nag mën nga déposer ay parrainage wante parrainage yi da ngay continuer di ko wuti parce que mën nañ la woo le 14 janvier ne la sa parrainage yi dafa xaw a takk suuf nga indi yeneen parrainage donc loolu benn am nañ sañ-sañ ci kaw wutum parrainage bi dem déjà ci askan wi mooy benn bu ci tegu tamit mooy constitution du Sénégal daf ñu may ci ñun ñi en tant que acteur politique ñu mën a dem ci askan wi di waxtaan ak ñoom mën a jokkoo ak ñoom te ci constitution bi ni ñu ko bindee dañu ne à travers la parole la plume et l'image mën nañ waxtaan ak suñu askan kooku la constitution wax loolu la constitution wax donc loolu je crois que leer na ci bopp ñëpp bu ci tegu nag je crois que ñoom suñu sànni wuñu loon ay gaz lacrymogène mais kon débordement yi du am débordement yi du am parce que commencé nañu rond-point Petersen di dem tranquillement amul benn débordement ba egg Sandaga amul benn débordement ñoom ñoo créé débordement ñoom ñoo ñu gis xam nañ ko ñun duñu ay bandi ñu commencé duñu sànni ay gaz lacrymogène te pourtant njabootu Macky Sall fu leen neex la ñuy dem ñoom njabootu Macky Sall tey suñu mun lay dem Petersen suñu mun lay tey dem Sandaga c'est parce que ils ont un problème de sécurité avec le peuple sénégalais mais ñoom fu leen neex la ñuy dem balaa may dégg naa fi ñu ne waaw kilifa yu nekk université nee nañu ñun nooruñu dugg université dinañ dugg université heure bu ñu neex dama ne su ma baat ci kaw dinañ dugg université tey dugguñu université parce que dañu doon inauguré Ila Touba te Ila Touba xalif général des Mourides su demee ba taxaw ci inauguration bi ñun suñu cër ce n'est pas ñu nekk ci leneen parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk donc je pense que inauguration boobu même suñ ko fekkulee ñun suñu cër ce n'est pas de nekk université di fa créer yeneen situation wante waaye université moo xam étudiants yi ñu ngi may dégg ñu fa nekk comme responsable ñu ngi may dégg su leen neexee ñu limal leen ci at bi ñaata responsable APR ñoo dugg université dinañ dugg université te directeur COUD mënuñu tere dugg université te suñ la waxee dinañ dugg université dinañ dugg université xanaa dem waxtaan ak étudiants yi parce que dama ne Serigne Maodo fu ñu toll ni tey taxaw tem moo jot parce que fu ñu toll tey nii nguuru Macky Sall dañu bëgg a noot askanu Sénégal def leen ay jaam parce que tey mënuñu nangu président Macky Sall jël suñu 52 milliards ne dafay defar ay carte d'électeur ay ñitam am seen carte d'électeur ñeneen ñi amuñu carte d'électeur tey heure bu ñuy def émission bi di ko enregistré am na lu toll ci 1,6 million sénégalais yu nga xam ne ni dañu téye seen carte d'électeur bañ leen ko jox. 1,6 million. te ministre de l'Intérieur rek may dégg. ñoo xam ne mënuñoo jot seen carte d'identité. dañ ko confisqué bañ leen ko jox. confisqué nga wax confiscation en commençant par primo votant yi mooy xale yi nga xam ne ni mosuñu wote
parce que ñoom Macky Sall la gën a xam ne ni soxlawul sax muy waxtaan ak xale yi parce que xale yi dañ ko weddi parce que moom moo fi diggoon xale yi ay xëy xale yi ba tey xëyuñu tey la ñu gën a sonn tey la ndóol bi gën a metti seen côté. mooy benn non man duma sore ci waxu Macky Sall daal élection yi soretul na joxe carte électeurs yi jël fichier électoral bi moo tax tamit démb ñu nekkoon ci mbedd mi parce que tey ginnaaw Macky Sall ak ministre de l'intérieur amul kenn Sénégal ku la mën a wax ku bokk ci fichier bi wala ku bokkul ci fichier bi bu ci tegu nag mooy carte électorale bi ginnaaw Macky Sall ak ministre de l'intérieur amul benn sénégalais bu la mën a wax tey ñaata centre de vote mooy am Sénégal ak ñaata bureau de vote mooy am ak fu centre de vote yi nekk ak fu bureau de vote yi nekk. xëy na jotagul. non dafa jot. ah bon dafa jot lu jot ak jot na. mais campagne bi jotagul. dama ne Abdoulaye Wade bu muy organiser élection 2012 mas ngeen ñu dégg ñun te pourtant ñu ngi woon ci opposition bi mas ngeen ñu dégg ñu wax waxu carte d'électeur mosu nañ ñu dégg ñu wax carte d'électeur parce que Abdoulaye Wade daf ko tegoon ci yoon bu ci tegu mooy fichier électoral bi lan la loi électorale wax loi électorale dafa ne dañu nar a jël fichier bi jox ko candidat yi 15 jours balaa élection yi wante moom la loi bi di wax depuis indépendance moom la loi électorale bi di wax ba Sénégal doone Sénégal ba tey moom la loi électorale bi di wax mais Abdoulaye Wade daf ko jëloon fichier bi teg ko ci internet pour que wax bañ a am coow bañ a am mooy lu ñuy woy ci tubaab souci de transparence ndax lépp a leer yow bu ngay faloo 2012 fichier bu la fal mi ngi woon ci internet mooy lu ñuy woy ci tubaab un acquis démocratique boobu yow amoo droit indi ko marche arrière soo ko mun lay bàyyi fu mu nekk nga góorgóorlu mu avancé wante yow nga ne noonu da ngay delluwaat marche arrière ñoo ne yow lan ngay nëbb yow déjà yow jël nga yenn candidat yi dëkkaloo leen fi ñu dëkku tëj leen ci kaso bi tey yàlla nga lay won boppam ñeneen ñi nga jël leen exilé leen génn leen ci dëkk bi mel ni bokk ñu ci dëkk bi ñeneen ñi yaa ngi jëm a xool doo leen di galgale ci ay parrainage doyul nga ne maintenant da ngay confisquer ay carte d'électeur doyul nga ne da ngay def fichier bi da nga koy galgal doyul nga ne carte électorale bi dama ne lu ëpp tuuru Sénégal nag ñu tax dem ba ñu génn ci mbedd bi ma ànd ci ak Ousmane Sonko mooy fu dëkk bi tollu xeex bu ñu nar a xeex du xeexu politicien taxawaay bi taxawaay politicien xeex bi xeexu citoyen la taxawaay bi taxawaay patriote la ne Sénégalais yi jóg nuñ ko namoon 2000 ba am alternance jàmm ak salaam nuñ ko namoon tamit 2012 ba am ci seconde alternance jàmm ak salaam mais foofu lañ leen di wooye. mais pourquoi mun leen a woo Macky Sall comme li ngay wax ni au lieu ngeen di xeex affaire yi leer élection yi am jaar ci yoon comme ni nga ko waxee kenn ku nekk jot carte d'identité ku gañe nga xam ne gañe nan la c'est mieux je crois. woo kan. non Macky Sall ngeen xam ne li ngeen di xeexee ne yi fi leer ngeen war a xeex mais da war a gën ci mbedd yi di déconné. waaw mais Macky Sall mooy président Sénégal depuis juróom-ñaari at nee na moom du woote waxtaan. Macky Sall moo la wax loolu. Macky Sall amul kilifa. li nga wax ni mooy la. Macky Sall amul kilifa yéen xam ngeen bu baax lu xalif général des Mourides dox ci mbiru Karim Wade xam ngeen lu xalif général des Mourides dox ci mbiru Khalifa Sall balaa muy génn àdduna Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xam ngeen bu baax balaa muy génn ci àdduna yéen ñëpp xam ngeen Serigne Sidi Mokhtar Mbacké lu mu dox ci mbiru Karim Wade ak lu mu dox ci mbiru Khalifa Sall Macky Sall gantu ko. fii sénégalais boo fi yee këram 2 heures du matin ne ko xalif général des Mourides dina la woo téléphone ne la salaamaaleykum ngay xalaat di ko gantu xel xalaatu ko Macky Sall la ko fi def na fi lu fi kenn deful Sénégal te moom mii jamono Abdoulaye Wade ba ka Abdoulaye Wade bëggee dugal ci kaso bi jamono yooyu ñun xamuñu woon que amoon na juróom-ñetti milliards ci ku nga xam ne nii du ndono bu jóge ci ay waajuram ba ka Abdoulaye Wade bëggoon tëj ci kaso bi parce que Abdoulaye Wade dafa amoon ay information boobaa jamono boobu moom demul Qatar demul wooy ji buuru Qatar dafa daw Touba ci Serigne Bara yëkkati téléphone am Serigne Bara Mbacké yëkkati téléphone am woo Abdoulaye Wade ne ko bàyyil doomu jàmbur noonu la ko Abdoulaye Wade bàyyee loolu mooy dëgg bi. tey nag moom jàpp nga ni xalifa général des Tidianes murit ku ko ñaan mu bañ. non amul kilifa. Macky Sall amul kilifa Macky Sall su amoon kilifa lu mu def Sénégal lii yëpp du ko def man mii catholique la man
toog naa fii bloqué ay permis de construire ñu nga xam ne dañu amoon fii ay suuf Mermoz bëgg a tabax ma bloqué ko. Mbàkke jóge Touba du ma tudd turam ñëw ci man jege lool xalif général des Mourides ne ma man dama am entreprise man maay tabax ay immeuble man maa gagné marché yi mais ci loolu rek ci kàddu yooyu rek ma signé permis de construire parce que Sénégal ku nekk ak cër bu la yàlla baaxee man wus naa tey ma nekk maire Mermoz Sacré-Cœur ma xam Mbàkke bi nga xam ne ni kilifa la ci yoonu Mouride ñëw di ma expliquer dafa gagné marché ma koy gàntu ci loolu a fortiori xalif général des Mourides yow nga nekk président de la République xalif général des Mourides di la laaj lu ñàkk fayda mel ni ay jëlal ma kii rek kii suma doom la may ko liberté provisoire nga ciy xataraayu buuru Qatar musu fi teg tànkam xamul fu Sénégal nekk ci àdduna bi yëkkati téléphone am woo la wax ak yow yónnee la roplaan dugal ci procureur am nga génne Karim Wade loolu mooy dëgg parce que yow amoo kilifa yow sa kilifa mooy xaalis ku mel noonu nag kooku soxlu ñu toog ak moom kooku dañ ko fiy jëlee. mais comment ça dañ ko fiy jëlee lay bañ a dégg. dañ ko fiy jëlee dama ne voie normale boobu nag moom lay bañ a dégg dina ko dégg. voie normale bi dina ko dégg baa ñu yëngal ba gaal gi dina ko dégg baa ñu yëngal gaal gi amul ma dem te ñëw fii ragal dëkku fi. lépp dañ koy teg ci yéen li nga wax ne ay menaces la. waaye dama ne yéen yaa ngi des ci wax ji ñun bàyyi nañu wax ñun fu mu nekk nii ñu ngi ci jëf bi ñu ngi xool nu ñuy dajalee suñu ñaari dërëm yi ak suñu ñaari orange yi ba mu mat rek. d'accord léegi dana ci dikkale mbokk ma fàttali ñu ngi ci jano bi ak Barthélémy Dias Barthélémy fan yi sa position ba léegi changé wul ci Khalifa Sall mais est-ce que yaakaaruloo ne bala ñoo dem ci wàllu xam naa ne danañ ko bàyyi ak duñ ko bàyyi mu nekk candidat est-ce que Khalifa Sall taxawu Sénégal effrité wul est-ce que gars yi infiltré wul leen pour corrompre ñenn ñi transhumance yi est-ce que loolu du wàññi seen doole. ku amul fulla boppam ku amul fayda boppam su ko neexee dem na ko yàlla may xolu muñ Khalifa Sall day bokk Serigne Maodo Khalifa Sall amul benn mbindeef bu ko mën a tere mu bokk ci élection présidentielle. bu 24 février 2019 munu ko. gis nga Cour suprême tey ñu ngi enregistré émission bi tey mooy jeudi. oui le 20 décembre. oui. tey Cour suprême bu ñu enregistré émission bi. ñu ngi waxtaan. ba léegi ni ñu ngi waxtaan. dama ne su leen neexee sax nañu gàttal waxtaan bi suñu condamné woon Khalifa Sall ñu teg leen ci mbëllee suñu yonnewu ci ñun xam nañ bu baax lu ñuy dox dama ne 19 janvier 2019 na ko sénégalais yépp déggee noonu le 19 janvier 2019 waxuma Cour suprême conseil constitutionnel moom la yoon may sañ-sañ mu wax kanay bokk ci élection yi am déet te kooku ci kaw mu gestu ku nekk dossier bu mu déposé ci greffe conseil constitutionnel ñun dossier bu ñu déposé ci candidature du Khalifa Sall amul benn mbindeef bu ci mën a teggi document amul parce que benn këyit rek dañuy gestu pour xool est-ce que Khalifa dina bokk am déet parce que ay côté parrainage moom kooku côté boobu su leen neexee sax ñu invalider parrain yépp suba ñu indiwaat leen ay xoolal yeneen 66 000 parrain dañu am parrain ba doyal teg ko nag ci yoon ci ñoom rek la des casier judiciaire bu ñu leen dugal ci dossier bi casier judiciaire boobu nu ko yoon bi santaane noonu lañ ko defee daanaka casier judiciaire boobu amagul ñetti weer te amul benn condamnation te fii ak le 19 janvier 2019 su ma baat ci kaw te Macky Sall lañ may dégg munul muuswaane ba wut yoon ba dugal condamnation ci casier judiciaire du Khalifa Sall munul nekk. mais yow Barth yow seetaguloo wecc ba noppi di wax lii est-ce que yow gars yi bàyyi nañ la définitivement. parce que il paraît que toujours am na ay dates yu ñu joxe ci kanam pour reconvaincre la wax am déet. Serigne Maodo nee naa la man lu dul yàlla faalewu ma la dunduma la xanaa déggalum la wax loolu yàgg naa la ko wax fi Sud FM man ñii ñëpp yàkkamtiwu ma leen wante nag nee naa leen. lépp lu ngeen di ma teg ci mettitu àdduna maa ngi koy muñ di ci ànd ak ngor seen bos su ñëwee dimbali leen ma rek te yàlla tax bu kenn yuuxu dinaa dëkk seen digg yéen ñëpp benn parce que da ngeen yebaate mais comment parce que dañ leen dënk réew ngeen noro dawal yërëmande nga ñu dawal maa tey dinaa leen wane ni que maa tey tubéy la te maa ngi ci gën a jekk dam leen yàkkamtiwul lekk mais est-ce que yaa ngi fàttaliku ko ne barki dem nga génne ci kaso bi man dama dundul kaso mooy ku def ñaawteef mooy dem kaso man deewuma kaso man dañ ma jàpp otage. ah bon kon dañ laa tooñ tëj la dugal ci kaso bi. man su ma man tey su ma àndoon ak Macky Sall ku may woo tribunal tey su ma àndoon ak Macky Sall ban juge ma may woo fi tribunal kenn du ma woo. ah bon kenn du ma woo tribunal
ku may woo yow dañ fi woo directeur COUD directeur port dañ ko fi woo directeur poste dañ ko fi woo mbiru Prodac bi dafa am kuñ fi woo. Prodac bu ñoom Mamay Ndiaye. waaw dafa am kuñ fi woo. non. waaye pour le moment non mais dama nag ne Serigne Maodo xam nga yow jullit nga man may catholique. oui. teel sa kurus ma jàpp ci suma bos. ñuy ñaan nañu yàlla may fekkee dal ak dal bu ànd ak wér ak wérle yàkkamtiwu ma leen. dinaa rëq seen dëgg ñoom ñëpp yàkkamtiwu ma leen non li ma jaaxal parce que dama la ne déglu ma Serigne Maodo. ñoom ñoo woote Sénégal fayonto. comment ça nag Macky Sall kan la fayonto. Serigne Maodo xam nga Sénégal ñu ngi ñuy déglu. waaw man bu baax. nañu góorgóorlu ba émission bi ku nekk am looy jàng. est-ce que émission bi dama lay ñaax nga archivé ko. c'est très bien suivi waaw non. bés bu ñuy toog yàlla nag mooy xam kuy toog dama la ne Macky Sall su amee ay mbokk suma baat ci kaw na bàyyi muy def kilifa du foo kilifa du foo kilifa du foo kilifa nag du passé nga nekk président de la république da ngay foo kilifa tamit du caaxaan te dañuy caaxaan. mais explique-toi parce que dañuy caaxaan parce que mënoo jël réew nga toog ci élection nga toog ne tey da ngay indi beneen xeetu démocratie benn démocratie rek moo mën a am mooy démocratie bu nga xam ne ni moo tax nga falu yow bu ngay dem élection Abdoulaye Wade dafa joxe carte électeur yi yow mii Abdoulaye Wade jekku woon na la mënoon na la jël rappelé ci kaso bi te dara du ko ci fekk dafa ko ba ngay daw Touba dem seeti Serigne Bara lu tax nga demoon Touba demoo woon Touba dem ziyaare ji Serigne Bara da nga demoon Touba demoon ñaani ji njekk Serigne Bara parce que dañ la naroon tëj ci kaso bi te xamoon nga loo def ñun nag jamono yooyu nag dañu nekkoon ci opposition xamuñu woon que da nga yoroon juróom-ñetti milliards. ah bon ah waaw parce que Macky Sall fu muy jaar ba am juróom-ñetti milliards fu mu ko liggéeyee du ndono fan la ko liggéeyee nit ki nag soo amee yenn alal yi liggéeyoo ko du ndono mais Serigne Maodo da nga ka sàcc amul leneen gis nga fii ñaari yëf rek am ndono liggéey ba sàcc. pour yow Macky dafa jël alal. Serigne Maodo. yow yaa ngi nii. weer bi su dee daanaka amul lenn lu nga xam ne da nga koy namm ci weer bu dee yoo xam nga baaxu may waxee. waaw dama ne. yow ak ñu fi liggéey Sud FM ñëpp ak ñu ñuy déglu ñëpp amul kenn Sénégal ku fi namm weer bu dee. waaw parce que 30 jours ba 30 jours dafa gaaw. locaas taxaw courant taxaw ndox taxaw dund bi taxaw scolarité bi taxaw ordonnance bi taxaw waaw yow 2000 da nga daan loué nekk premier gouvernement Abdoulaye Wade 2000 sax bokkoo ci ñu teg ci 12 ans nga ne yow da ngaa yor milliard yoroo registre de commerce yoroo NINEA demoo dikkoo fonctionnaire nga du ndono ci ndey du ndono ci baay du ñàkk soo ko liggéeyulee da nga ko sàcc loolu mooy dëgg bi su leen neexee nag ngeen woo ma tribunal su ma yoon mais parce que su ngeen ma woowee tamit tribunal ma waxaat leen lu ma wax rek da ngeen ko sàcc nag ku gis sàcc rek yuuxu sàcc. mais Bart doo doyal ci tribunal ñu lay woo waaye dama la ne tribunal man dama bëgg nga déglu ma. saay bu may dem tribunal maa ngi fay taxawal 15 millions de sénégalais naa firki rek ñoo ci dugg seen bopp naa firki rek. saay bu may dugg kaso maa ngi tëddal kaso bi 15 millions de sénégalais naa firki rek ñoo ci dugg seen bopp man dinaa rus lool am gàcce lool ñu ne Barthélémy mi ngi ci kaso bi lu tax mu dem ci kaso bi ñu ne Barthélémy moo dëpp kees bi moo jaay suuf bi moo jël jabaru jàmbur moo def lii moo doon xeex moo def lii wante ay Barthé wax lu ñëpp di laamee ci suuf Barthé wax ko ci kaw mais man loolu mooy suma mission. d'accord loolu mooy sa mission mais Barthélémy ba léegi question bi moom mooy ci taxawu Sénégal maa ngi ñëw léegi ci Khalifa Sall ku mel ne Moussa Sy dem na est-ce que amul ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di jëm mais léegi est-ce que doole ji man ba léegi man loolu mooy sans problème. mais dama ngeen bëgg a nekk candidat boo xam ne bi Sénégal ngeen di xëccoo. dama ne 14 régions yi réew mi. dinañ candidat ñoom ñoo xam lu tax bëgguñu ñu candidat. ñoom xam nañ ko kat appui nañ ba pare. mais kan moo la wax ne la ñoom la ñoo ragal Khalifa Sall. mais soo ragalulee Khalifa Sall doo def lu nga def. ñu ne Khalifa dafa jël alal jàmbur. lu mu jël li nga doon jiñ Macky Sall léegi. lu mu jël. loolu nit ki xam nga Serigne Maodo. émission bi du ci ville de Dakar. oui xam nga état nee naa la sànq nee naa la mag du foo kilifa du caaxaan.
lu nga xam ne ni ñu ngi koy def ñëpp xam ko ñu ngi koy def depuis plus de 25 ans ñëpp xam ko kooku mënoo nëbbatu di ko def waaw. xam nga ñoom lu ñuy topp Khalifa musuñu wax ne ni que xaalis bi demul ci askan wi musuñu ko wax. musuñu ko wax ci procès bi yëpp musuñu wax ne ni que xaalis bi demul ci askan wi te man dafa am benn question bu ma posé ci dëkk bi ba tey kenn tontuwuma. mooy ban. nee naa ville de Dakar toog na juróomi weer amul budget mooy bu ñuy dugal acte 3 de la décentralisation ville de Dakar amul budget waa ville bu amul budget kooku nooy fay ay facture même su nekkee ay fausse facture juróomi weer ñuy fay salaire rek ak facture yooyu salaire ñu koy fay c'est normal parce que dépense obligatoire la da nga koy fay wante nga ne waaw mais facture yi ay fausse facture la woon ñu ne la waaw mais d'accord nañu nga ne ay fausse facture la woon waa d'accord waaye yow maintenant noo mënee fayee ay fausse facture te amoo budget nga koy traité comme dépense obligatoire comme nga koy traité comme les salaires moo tax ñu ne suñu toogee tey man dama décidé Barthélémy Diaz à partir de lu ma dégg mu génn ci gémmiñu Souleymane Teliko bu jiite UMS ma dégg ku mel ni Pape Alé Niang di journaliste chroniqueur taxaw wax le malaise qu'il y a dans la magistrature man suma bopp ma am ay information yu jóge ci ay nit yu crédible ma ne man du ma fi waxati ci waxu magistrat yi du ma fi xasati magistrat yi du ma fi saagati magistrat yi wante am na benn brochette de magistrat brochette laa wax parce que Ibrahima Dème juge bi bu muy démissionné wax na justice sénégalaise daanaka ci gàttal juróom ñaari magistrat ñoom ñooy yàq seen der bugguloon lim ay tur man duma lim tur wante ñëpp xam nañ ko procureur de la République président moo koy nommé doyen des juges d'instruction président moo koy nommé président du tribunal de grande instance de Dakar président moo koy nommé président de la cour d'appel président moo koy nommé procureur général près la cour d'appel président mooy nommé président de la cour suprême président mooy nommé avocat général même chose waaw mais ñooñu man waxuma dara man nee naa leen dinañ toog dinañ egsi képp ku nga xam ne da nga wàccee yoon dinañ la teg ay daan parce que il faut que Sénégal suba Khalifa Sall su nekkee président de la République Khalifa Sall amul droit jël téléphone am woo ay magistrat ne leen na ngeen tëj Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko sondage yi nee nañu moom moo lay remplacer Khalifa Sall moomul Sénégal su ko Ousmane Sonko noo remplacer ñu xam ne ni Ousmane Sonko mooy koy remplacer c'est tout su bëggulee Ousmane Sonko remplacer ko na liggéey ba nga xam ne ni Sénégal lay joxaat ko beneen mandat. mais yow li nga lim léegi nii ci nomination yi nga xam ne chef de l'État rek moo am sañ-sañu def ko fi la ko Macky Sall fekk loolu constitution réew mi la kooku kay Macky Sall defu ko. fi la ko fekk mais daf ko hérité. xam nga. charte réew mi noonu lay tëddee kay yéen bu ngeen faloo ngeen changé ko. wax naa ko nee naa article 112 bu code pénal. oui nee na bépp magistrat bépp policier bépp gendarme buy topp député wala buy topp ministre bu am immunité. te tegoo ko ci yoon. lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp. gis ngeen tey nii ñu ngi toog di wax waxu cour suprême ñu ne ci waxu cour suprême ñu ngi wax ay waxu rabat d'arrêt cour suprême xam nga lu cour d'appel def cour d'appel nee nañu ñoom dañuy confirmer daan bu ñu daan Khalifa Sall ci première instance wante ñoom nee nañu bu ñuy déglu Khalifa Sall ci police PV d'enquête yooyu yëpp képp ku nga xam ne ni mas nga dem police dañ lay déglu ci kaw procès verbal mooy PV d'enquête nee na loolu yëpp da koy éliminer da koy seppi sànni ko ci mbalit bi baaxul. pourquoi. parce que cour de justice de la CEDEAO dafa daan Sénégal ne ko yow bu ngay jàpp Khalifa di déglu Khalifa ci police bi dafa naroon am assistance avocat am kon da ngeen jalgati ay àq ak ay yelleefu Khalifa Sall kon lépp lu ngeen def police dara baaxu ci. ñu ne waa d'accord comme nag mbir bi noonu la tëddee kon lépp lu ñu def police nañ ko seppi sànni ko ci mbalit bi waaw mais loolu noo ko mënee def nga ne waaw wante procureur de la République këyit bu mu bind pour dugal Khalifa Sall pour dëkkaloo Khalifa Sall fu mu dëkkul këyit boobu procureur de la République dafa sukkandiku
ci PV d'enquête bu ñu defoon ci police bi kon yow soo disqualifié daanaka ngay éliminer PV enquête de police automatiquement da ngay éliminer tamit lu ñuy woy ci tubaab le réquisitoire introductif du procureur de la République balaa may dee procureur bi taxaw ne waa mais man suma réquisitoire dama sukkandiku ci rapport inspection générale d'État yow yaa bind ñëpp gis nga ne da ngaa puiser sur les procès-verbaux d'enquête à la police kon Demba Kandji su éliminer procès-verbaux enquête bi ci police bi daanaka ci PV yooyu le procureur sukkandiku pour bind lu ñuy woy son réquisitoire donc PV enquête police bi su baaxulee réquisitoire procureur tamit baaxul. d'accord comme mais ma ñëw bu gën a neex. oui ok. article 167 bu code de procédure pénale nee na bépp magistrat bu nga xam ne ni di nga gëstu ay këyit yu nga xam ne ni baaxutul wala ay témoignages yu nga xam ne ni baaxutul dañ ko disqualifier daanaka des documents frappés de nullité nga sukkandiku ci loolu pour topp nit wala pour daan nit yow da nga def lu ñuy woowee forfaiture daanaka yow yoon dafa nako dal sa kaw. maintenant ñun suba bu ñu kenn mere ñun ñu ngi waxte waxantu wuñu parce que Sénégal il faut que mu soppeeku ay nit taxaw fii ñu leen di jox ay enveloppe ñu leen di jox ay terrain ñuy ñàkk fayda seen ñàkk fayda bopp taxaw fii nag suba dëkk bi tàkk ñu ne waaw wante ñii daal nañ leen ormal parce que ñii daanaka ay magistrat lañu non magistrat yi ñu ngi biir UMS magistrat yi maintenant ñu ngi commencé di leen di ràññee ñee je le répète ce sont des magistrats. c'est des magistrats. voilà d'accord Macky tax ñu nekk fii bu ma déggee si daal mais baax ma am na lu ma la bëggoon laaj parce que bul fàtte ne maire nga ci maire moo Sacré-Cœur et tout nan la sa maire bi di fonctionner comment votre maire yi fonctionne. muñ ak moytu. c'est-à-dire. muñ ak moytu ça veut dire que tey dama lay jox benn exemple bu ndaw. oui. askanu Sacré-Cœur 3 dañu bëgg ñu déguerpir parce que mbedd yi dafa fees ak ay parkingu oto. ak ay yu mel noonu man attaque lu ci tegu mi ngi ni maa ngi bind préfet di bind sous-préfet yónnee ma ay policiers ndax ma déguerpir ñu bañ. pourquoi ñu bañ xanaa. mais parce que ànduma ak ñoom. loolu moo am sous-préfet Almadies mooy dégg. da nga bëgg a déguerpir jaaykat yi xaj boobu mën naa génne lettre yu ma bind sous-préfet yëpp mën naa bind lettre yu ma bind préfet yëpp teg ko suma page Facebook ñëpp gis. ñu lànk. dama ne du ñu am mukk policier pour jàppale ma ci suma liggéey. wante saay bu ma sëkkatee am nañ policier pour ñu jàpp ma waaw. li nga bëgg a wax part moom mooy bu fekkee da nga wax ne. wala dama ne tey suma commune bii. nga defar sa commune ñu déguerpir ñu bañ. te boo waxee ñu jàpp la. loolu moo am ci dëkk bi xanaa du démb rek lañ ci jóge ñu door ma ay lacrymogène tey saay bu ma bindee ñu may këyitloo na ma tey amuñu policier suba policier dañu sibiru ginnaaw suba ñu ne ma policier yi amuñu essence man may joxe essence may joxe PGA may joxe lépp man dama lay joxe benn exemple rek laa leen di jox terrain boulangerie jaune bii tey fu Auchan nekk. lan ngeen ci musul dégg. coow lu bari. xeetu xeex bu nekk ñu may xeex ba lii di am teg fi Auchan bi man daal lu ma mën a wax daal mooy fas yéene wu ma nëpp ci mairie Mermoz Sacré-Cœur lu may ñaan yàlla mooy na ma yàlla may kattan ma dem feneen defi leneen. mais da nga jàpp ne kon yow sa mairie bi fonctionnement bi kilifa yi dañ laa xoj. wante maa ngi ànd ak yàlla. moo tax ma ne maa ngi sant yàlla wante tey mënoon na gën a sori fii ci kaw kilifa di nangu di ànd ak yow. tey suuf bu nekk fii yéen fan ngeen nekk du cité kër góor gi. oui waaw fii mairie bi amu fi benn mètre carré. te fii tey mairie bi cité kër góor gi mënoo tabax cité bu mel nii te mairie bi du ci am suuf. lu mu bon mairie xanaa jardin yi xanaa suuf yu nga xam ne foofu la ñuy teg jumaa yi jàkka ak église yi suuf yu nga xam ne dinañ fa teg ay bibliothèque municipale wala yooyu sax nga bàyyil ko mairie bi. lépp la ñu jël jaay ko seen biir tayle ko ñu tongtonge ko seen biir loolu moo am man maay meeru gox gi man fii damay loué man dama dëkk Mermoz Sacré-Cœur maay maire bi aw ma fi suuf su fi amee ñit bu fi génn 1 mètre carré ci suma tur wala ba ma nekkee maire ba tey ñit génn fi 1 mètre carré bi nga xam ne ni mi ngi suma turu pap suma turu yaay wala suma turu jabar wala suma ay turu doom na génn wala yëkkati loxoom amul. en tant que maire. ñu nga xam ne ni dëkkuñu fi judduwuñu fi kenn xamul fu ñu jóge ñoo fi aaki moo suuf si yëpp balaa may dee ngay gis ñu nga xam ne ñu ngi wut ay suuf ay pieds dans l'eau
pied dans l'eau comme ni mu ko doon waxee benn waaye yow balaa ngay wut pied dans l'eau xanaa sax nga mën a fay mënoo sax fay di wut pied dans l'eau su nit doon lab sa kanam sax mënoo ko jàppale. d'accord ñoo fi nekk. d'accord Barthélémy Dias ba léegi ci jano bi fii ci 98.5 ci Sud FM alors ci wàllu économie réew mi bërki Dembo Ndiaye gis nga Macky Sall dem na Paris ci seen rencontre bi nekk foofule 7340 et quelques en tout cas 7000 et quelques milliards ñoom lañ fa jëlee ñu jàpp ne fi mu toll ni financement yu bëree bëri Sénégal mën naa soqaliku bon parce que dañuy jaar ci digg bi rek après nga def sa commentaire noo ko déggee paradoxalement nguur gi dafa bëri ay bor école privée yi de l'autre côté fayuñu ko parce que xam naa ne fu ma la ci jotul fa nga jëm mais milliards yi dugg na ban jàngat nga ci am est-ce que milliards yooyu ñu nu jox yaakaar nga ni Macky Sall ak gouvernement mën nañ ci soqali réew mi pourtant baax na de ay xaalis la de. waaw Serigne Maodo xam nga suñuy waxtaan nañu bàyyi xel ci askan bu ñuy déglu. oui ci askan bi dafa bëri ñu nga xam ne ni seen xam-xam peut-être demeewul noonu. parce que lu ñuy wax nii mooy lu ñu wee ci tubaab macroéconomie. oui donc xaw ma sax nu ma koy faram-fàccee ci wolof wante ci gàttal. nañ ko faram-fàccee ndax sénégalais yëpp mën koo xam. voilà 7000 milliards ak lu toftalu. ci àdduna bi. oui 196 dëkk moo fi am. waaw ci 196 dëkk yooyu nee nañu Sénégal mooy 26e dëkk bu gën a ndóol ci dëkk yi daanaka le Sénégal suñ koy classé. mooy 176e pays sur 180 non mooy 170e pays sur 196 pays. le pays le plus pauvre au monde. waaw yow balaa may dee ngay woote ay taux de croissance ngay woote ay PIB ngay woote waaw yu mel noonu xam nga classement pays des plus pauvres dafa am ci du ñuy sukkandiku pour def ay classement pays des plus pauvres dañuy njëkk a xool la monnaie. mais ñun suñu monnaie. daanaka du am benn incidence parce que ñun suñu monnaie euro moo ko garantir donc ñun on est adossé à l'euro. beneen bi ñu ne bu ci tegu mooy le revenu par habitant. waaw revenu par habitant yow naka nga mën a gëmloo sa askan que yaa ngi avancé te yow gaa ñi seen poche avancé wul seen poche gënul duuf. seen poche yi gën a di bët di gën a bët di gën a bët. mais maa wàññee na impôt yi yooyu noonu dëgg et cetera. waaw xanaa kon ñoo de yaa koy yëg. déedéet te gaa ñi de sonn nañ lool. man de waxuma ko xale yi de ñoo ko tënk nee nañu dëkk bi dafa Macky xam nga su dëkk bi Macky daanaka ku nekk xam nga daal fu ñuy waxee bu ci tegu ñu ne dañuy xool le PIB du pays. PIB bi tamit avancé wul lu tax PIB bi avancé. produit intérieur brut. waaw. parce que tey lan mooy richesse su Sénégal tey est-ce que béykat yi ñu ngi avancé non. est-ce que nappkat yi ñu ngi avancé non. est-ce que sàmmkat yi ñu ngi avancé non. wante est-ce que Sonatel Orange mi ngi avancé waaw. est-ce que BICIS mi ngi avancé waaw. est-ce que AXA assurance mi ngi avancé waaw. waaw mais ñu ma lim ñooñu léegi nii. Sénégalais yi ñoo leen moom wala ay tubaab a leen moom tubaab yi ñoo ko moom donc daanaka le secteur tertiaire mënul développer dëkk bu mel ni Sénégal il y a pas d'industrie dans ce pays il n'y a aucune promotion de l'économie locale daanaka tey soo taxawoon tey duma fi tudd ay tur wante Sénégalais yi dinañ xam fu may waxee parce que tey am na ay Sénégalais yu fi nekk seen tur la ñuy gën a dégg man tey soo déggee Barthélémy Dias amul benn xel buy dem ci ay business parce que du ma businessman ku dégg Barthélémy Dias sa xel dem ci politique wante soo déggee tey damay joxe tur rek su nga dégg tey ñu ne Ahmed Amar ñu ne kii de mooy jaay affaire yi NMA ñu ne Babacar Sedima ñu ne waaw kooku de waaw mais ñooñu est-ce que état bi mu ngi leen di jàppale est-ce que état bi mu ngi leen di pousse daanaka le patronat sénégalais lan la leen état bi defaral est-ce que am nañ ay exonération fiscale est-ce que am nañ tey ay c'est-à-dire ay mécanismes yu nga xam ne ni état bi mi ngi def la promotion de l'économie locale l'économie sénégalaise non moo tax mën na la est-ce que béykat yi ñu ngi avancé non nappkat yi non sàmmkat yi non enseignants yi non mais su ma la waxee est-ce que Orange Sonatel ak bu nekk est-ce que bénéfice am day yokku wala day wàññeeku day yokku BICIS day yokku Société Générale day yokku
AXA assurance day yokku te ñoo société yooyu yëpp du ay Sénégalais ñoo leen moom donc moo tax mën a la pour revenir à la question tey d'abord nga dem di jëli ay bor yooyu yu ngay jël joxuñu la ko parce que da nga neex làmmiñ non joxuñu la ko parce que da nga won tubaab bi lu ñu musul gis non dañ la ko jox parce que dafa am lu ñu gis Sénégal lan la ñu gis Sénégal mooy pétrole ak gaz ñu nekkoon Sénégal même suñ leen joxoon xaalis bii wala ñu dugal xaalis bii biir Sénégal normalement Sénégal fii ak tant de at am na lu ñuy fay suñu xaalis ñun mais xaalis boobu bu ñu la koy lebal ci ban intérêt ci ban taux d'intérêt dañ la ko lebal parce que dëkk bu nga xam ne nii dañ lay lebal ay 7000 milliards di la ko tegal à des taux d'intérêt à 2 chiffres kooku ce n'est pas de l'économie c'est de l'esclavage c'est de la dépendance donc amoo lenn lu nga xam ne ni mën nga toog fi di ko ndamoo. pour yow dañoo dépendre ci bor la dañ koy fay sunu ndodd après. dama ne Macky Sall su demoon Chine ñu lebal ko xaalis su demoon États-Unis ñu lebal ko xaalis parce que da nga ñëw nga tayle sa réew ne pétrole la ngi nii gaz yi ngi nii tubaab yi xaalis dañ ko nàmp xam nga ñun dañuy nekk ay xale yu ndaw nga ñëw di laaj xaalis wala di foye xaalis ñu dóor la ne la xale norul bëgg a xaalis wala xale du laaj xaalis wala xale du ñaan xaalis tubaab yi dañ leen di jàngal xaalis dañuy nekk ay xale yu ndaw ñu ubbi leen ay compte ba ñuy juddu ñu ubbi leen ay compte di ci dugal xaalis ñuy nekk ay xale yu ndaw ñu leen grande vacances ñetti weer la de benn weer bi da ngay dem liggéey ci McDonald bi soo amee tuuti wàccit nga dugal ko fii man ma yokkale ci tuuti xaalis beneen weer bi nga dem plage beneen weer bi nga dem jàngi parce que tubaab bi dañ leen noonu lañ leen di yare donc lu ma bëgg a wax par loolu mooy en synthèse que Macky Sall le coup est déjà parti d'une façon ou d'une autre man républicain la nangul naa Macky Sall que am na sañ-sañ dem wuti xaalis parce que moom mooy définir la politique de la nation de par la constitution nangul naa ko wante xaalis boobu lenn laa ci bëgg a yokk soo ko noree indi Sénégal pour di financer ay lekkukaay parce que train express régional lekkukaay la. terre bi lekkukaay la. waxuma ko amul solo. d'accord dama ne lekkukaay la non parce que chinois yi. oui waxoon nañ la que mënoon nañ ko tabax ci moins de 300 milliards. dégg nañ fi Ousmane Sonko ne dépassé na 1000 milliards ñu nekk di werante ak Ousmane Sonko ne non c'est 664 milliards mais yéen au début c'était pas 664 milliards au début c'était 300 et quelques milliards. dafa yokk rek tuuti. non yokkul danaa la expliquer avenant. avenant mooy lan yow tey chaque jour yaa ngi joxe sa kër 1000 francs dépense tey soxna si ñëw ne la suukar bi yokku na wala ceeb bi yokku na nga ne waaw naa ci yokk 200 francs wante dépense bi munul jógee 1000 francs dem 2000 francs kon boobaa Serigne Maodo nga woo soxna si ne ko kaay toogal lu xew loolu mooy avenant yow avenant daanaka bu ngay commencer. di projeter di financer mbir bi yow lii nga projeté woon dinaa ci dugal 300 et quelques milliards yow naka nga mën a jógee 300 milliards jaar 600 milliards mais ay xeetu dóor marto la centre francophonie Abdou Diouf 56 milliards une fois de plus lekkukaay la building administratif joxe naa fi exemple nee naa siège Sonatel Orange ci fii ci VDN bi du réfection dañ ko tabax construction bu bees pour c'est un immeuble intelligent waa Sonatel bu ñu koy inauguré su ma jumulee ñu nekk seen immeuble bi mu ngi leen di dikkee 12 milliards yow immeuble bu nga xam ne ni am waxuñu la nga fondation waxuñu la lépp ñi taxaw dañ la wax nga réfectionné yow nga débrouillé wu ba immeuble bi noonu coûté xaw ma ay ñaata milliards loolu su nekkulee ay xeetu dóor marto lan la balaa may dee ñu ne le port minéralier de Sendou ak yeneen yu ci tegu moo tax ma ne su président Macky Sall noo jël xaalis bi tabax ci ay hôpital tabax ci ay université jàppale béykat yi mécaniser l'agriculture jàppale ci nappkat yi sàmmkat yi def en sorte que xale yi nga xam ne ni tey mënuñu dem jàngi parce que état du Sénégal il est incapable de payer 16 milliards aux instituts de formation privée man xaalis bi dugg ci yu mel ne man d'accord naa mais soo noree nekk fii di financer ay lekkukaay loolu wax dëgg yàlla yaa ngi tooñ. parce que ñun juruñu suñu ay doom. pour ñoom mën a jur tamit suñu ay sët pour ñoom ñu nekk di dund seen àdduna di liggéey pour fay ay bor.
d'accord Barthélémy est-ce que am ngeen c'est normal am ngeen yaakaar parce que kuy dem ci xeex da ngay am yaakaar mais opposition bi ni mu demee à rang dispersé disloqué même à la limite est-ce que yaakaar ngeen ne mën ngeen a gagner Macky Sall. lu am solo Serigne Maodo. Sénégalais yi ñooy décider kan mooy diriger le Sénégal 2019-2024. oui mais selon seen ay. man Serigne Maodo man awma fixation ci jëlee fi Macky Sall. ah bon non. ah bon non lu tax Macky Sall sénégalais la awma ci fixation wante am naa fixation ci Macky Sall bu nga xam ne ni moom la constitution ak moom la loi yi nga xam ne ni ñoo nekk tey en vigueur au Sénégal jox ko moom sañ-sañ pour muy organiser élection parce que ministre de l'Intérieur il n'organise rien du tout le ministre de l'Intérieur il est élu par personne il est nommé par le chef de l'État kon c'est le chef de l'État qui organise les élections loolu mooy dëgg xam nga ñëw rek s'il vous plaît. oui kon man kay yow rek laay déglu parce que bëgg Sénégalais yi xam bu baax. kon man. oui suma problème mooy nañu organiser élection buy jaar yoon parce que gis nga su jaaree yoon xuloo du am xeex du am saaga du am kan moo nar a joxe carte d'électeur du Barthélémy Diaz kan moo nar a jël fichier électoral bi teg ko fu mu nekkoon mooy internet du Barthélémy Diaz kan moo nar a dalal xelu askan wi ak acteurs yi ci la carte électorale du Barthélémy Diaz kon ku nga xam ne ni moom la yàlla may ci 15 millions d'habitants yi moom moo nar a am responsabilité def en sorte que sénégalais yi mën a jot seen carte d'électeur fichier électoral bi ba mën a nekk accessible en ligne carte électorale bi leer ci bopp ñëpp kooku mooy le président Macky Sall te président Macky Sall ci jamono yu ñuy wax ak yéen nii nekkul ci tànk yooyu loolu mooy dëgg ñu ngi ci tànk saboter élection yi te lu koy firndeel mooy kàddu yu fi Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'Intérieur yëkkati woon nekk moom dina def kéemtalaay kàttanam pour que candidat am gagné c'est une insulte à la démocratie sénégalaise yow waxoo dinaa def suma kéemtalaay kàttan pour organiser des élections claires transparentes démocratiques et équitables mais wax na loolu non waxu ko après wax na ko wolof Ndiaye nee na ku wax feeñ lu mu njëkk a wax xam nga wax comme balu fetel la su demee rek dem na ok mais Bart est-ce que ci législative yi lu mel ni waxu leen ko woon ne gars yi dañoo sàcc Dakar ban gañe leen c'est vrai que am ngeen doole lool Dakar loolu kenn incontestablement nit ñi bëgg nañ leen am ngeen fi doole mais gars yi fexe nañ ba wër leen ndomba nous sommes en politique. waaw sëñ Maodo xam nga bu ñuy def lu ñuy def. oui. xam nga ku xeex tuur ci deretam gis ay mbokkam ñàkk ci seen ay bakkan moom ci boppam mu dem ba dugg kaso pour moom Sénégal am na fu mu passé am na lu nga xam ne kenn du ko defati Sénégal mais ku ñu waxoon tey Sénégal dinañ dem ba di sàcc élection ak ay ordre de mission te état dina génn 3 heures du matin di joxe ay résultats duñ la gëm parce que pour ñun passé nañ foofu. yow pour yow législative yi à Dakar dañu joxe ay. Macky Sall mu ngi may déglu il sait qu'il n'a pas gagné à Dakar il sait qu'il a volé à Dakar il le sait parce que loolu mooy dëgg. Ils ont volé l'élection à Dakar. Les élections législatives ont été volées par l'APR à Dakar. Gis nga sàcc mooy gën a 3 heures du matin gis nga nit ñu baax yëpp 3 heures du matin ñu ngi tëdd seen kër di nelaw nit ñu baax yëpp sàcc yi rek ñooy nekk ci biir. mais yow déglu ma non da ngay déglu Serigne Maodo. oui maa ngi lay déglu. gis nga benn yoon nga ñuy dóor marto man Macky Sall du ma dóorati marto su ma la ko waxee takku téere moo tax ma def lu ma def dem ba ànd ak Sonko Serigne Maodo su ma xam-xam mën na bañ a sori ci lu bëri wante kenn du ma jàngal xeexu politique loolu rek laa mën su amoon tey université fu ñuy jàng xeexu politique man ma am fa problème ma am fa doctorat je ne fais que ça je ne sais que ça c'est la stratégie politique nee naa leen Macky Sall dina ko teg ci yoon baa ñu teg ko ci yoon ñun xam nañ bu baax a baax li ñuy def xulawuñu ci xeexuñu ci dinañ bokk ci élection yi incha allah carte électeur yi dina ko teg ci yoon. su ngeen bokkul nag. Serigne Maodo xam nga wolof Ndiaye. mais probabilité la. Serigne Maodo wolof Ndiaye nee na yàq gën a yomb a defar xanaa déggul mu lox dina ko teg ci yoon yow foo nekkoon 2012 bu ñu fiy xeex contre Ablaye Wade yaa ngi ci woon ci dëkk bi du noonu. bien sûr ñun gumbuñu tëxuñu handicapé wuñu ñu ngi toog fii ci dëkk bi am nag lu ñu mbir bi jaral te Macky Sall ak ñu mu àndal jinne pesu leen te dinañ ko teg ci yoon xam nga lu jot na
lu jot nag tey mooy waxtaan ak mbokk yi ba mbokk yi xam lu xew. gis nga fii sénégalais ak neex waxtaanal parce que tant que xamuñu tant que comprendre ñu mais suñu demee ba comprendre suñu demee ba xam yow na nga dem tëddi nale toog seetaan parce que sénégalais yi am nañ fulla ak fayda bu toll nii xam nañ lu ñuy fajee seen gàccee bopp xam nañ ko. d'accord mais nu seen parrainage bi nu mu demee parce que Khalifa Sall bi ngeen di def parrainage bi pratiquement buur mi ngi ko teg loxo xëy na comité bi mu samp moo wër Sénégal wala Dakar ngeen lijjantee seen lim bi parce que rapidement ngeen régler li ngeen di régler ban magie ngeen utiliser pour ban levier ngeen activer pour affaire yi gaawee noonu wala di ngeen ko tàmbali woon li coow li bari parce que seen parrainage bi dafa gaaw trop. non parrainage bi ñu ngi jaajëfee bu baax a baax kii di le député maire Idrissa Diallo bu Dalifort. Khalifa Sall la ko tànn pour mu coordonner parrainage bi mu def ci liggéey bu jéggi dayoo ñëpp a kontaan ci parce que dafa nekk nitu jàmm seq jàmm ak ñëpp nekk tamit nit bu gëm yàlla teg ci tamit nekk tamit nit bu ñeme liggéey. waaw ñeme liggéey. mu jéngu ko. liggéey bu tegu ci yoon. liggéey bu nga xam ne am nañ ci problème. non liggéey bi daf ko def de façon tellement professionnelle que même nous on a été séduits parce que Idrissa Diallo liggéey bu muy liggéey da koy liggéey ak xol teg ci xelam wante xolam nit buy liggéey ak xel di liggéey ak xol à la kulli yàlla ngay am ndam c'est un homme engagé auprès de Khalifa Sall donc tey il a coordonné le travail sur l'ensemble du territoire 45 départements yëpp ak diaspora bi xuloowu ci xeexu ci xëccoowu ci daf ko teg ci yoon comme un bon père de famille et je crois que Khalifa Sall xolam sedd na guy ci liggéey bu mu fi liggéey ñun nag sant yàlla moo tax fii ba Khalifa Sall di génn lépp lu nga xam ne noonu lañ ko liggéey pour le compte et le nom de Khalifa Sall man Barthélémy Dias nangu naa topp ci ginnaaw Idrissa Diallo parce que dama gis son sérieux et son savoir-faire. c'est à Dakar ngeen defee seen parrainage wala dans les autres départements? Toutes les régions ont parrainé, tous les départements ont parrainé, la diaspora a parrainé, tout le monde a parrainé. Mouvement de soutien yi ñëpp. mais Bart dana laaj benn laaj parce que est-ce que doo yaakaaroon da nga dem ba mu yàgg gouvernement Macky Sall bii ne Barthélémy nañ ko bërgal nañ ko bàyyi lu mu neex mu wax parce que Barth da nga koy jàpp fii juróom-benn weer ñu ne woote nañ ko pour liberté provisoire te yow doo changer sa communication c'est en fait sa mode de communication pardon. lu ma ci changé fii parce que régime bi changé wul man de gaañee suñu doon liggéey teg ci fulla ak fayda kenn du ma dégg wante fu ma gisee. ñàkk fayda ak ñàkk gëm yàlla malgré li lay créé sa maire bi di la gën a xoj ngay continuer di def. man de maa ngi nii sa plateau noonu lañ ma àtte su ma jumulee suñu duggee ci janvier bii nii noonu lañ ma àtte nañ ma dañ may topp ci rey ñit. waaw mooy fet yaa fetaloon. waaw yow yaa gën a xam ne reyuma kenn dañ ma fekk suma liggéeyukaay bëgg a jël suma bakkan yàlla suturaal ma. Macky Sall bu may xeex moom mu ngi may dégg bu may xeex. moom Macky Sall bëggoon na fay suma avocat yi may dem fële Abuja Nigéria moom moo bëggoon fay 30 millions yi pour suma avocat yi. ah bon waaw Macky Sall moo bëggoon a nekk sa avocat fayal la say avocat. suma avocat tey ñu lay woo nii tey. mais Macky Sall dama àndul ak moom rek man Macky Sall xanaa du moom ma dugal assemblée nationale ma nekkoon ci kaso bi laaj leen ko lu tax parce que xamoon na ne bu baax a baax defuma dara. lan la Macky Sall mën a jëlee tant de millions pour fayal Barthélémy Dias. parce que il savait te wax na ko gémmiñam nopp Sénégalais yi nee na Sénégalais yi dañu tooñ Barthélémy Dias dafa défendre. légitime défense la Macky Sall. bien sûr Macky Sall taxaw na conférence de presse suma kër toog suma wetu pap défendre ma man xam nga nag ci mbiru àdduna dama bëgg mu leer ci boppu ñëpp man Macky Sall du suma noona ci mbiru àdduna suma grand la wante comme tey président la xam nga président moo too ko woowee grand. waaw wante. mais yow li ñu lay woo ci janvier bi nii c'est vrai que ak Diouf boobu nga xam ne Fatou war na ci sa maire c'est vrai que am na groupe bu fa ñëwoon loolu d'accord nañ ci ne am na ñu déplacé wu ñëw fa. groupe. mais ay nit dafa ñëwoon yor dugg ci oto. ñooñu de sama waaye du groupe. lan la mbooloo mooy mbooloo ñoom voilà waxal mbooloo. waaw mbooloo mais de toutes les façons. groupe moom. waaw mais ba nga génnee mais Barth ba nga génnee xam nga image yi am na lu ñu wane da ngay rafetal di jëngu. ba gars yi si jëlee fii gàttukatu fetal bi. lu ma la mën a wax sénégalais yi da nga leen di bàyyi ñu wax man su ma ñàkkoon suma bakkan tey su ma njabootee ñàkk man ñàkkuma fayda di ñàkk suma bakkan ci ay waxu ñàkk fayda waxu politique waxu àdduna la
man lu may xëccoo ci politique yëpp musuma dóor kenn musuma song kenn maintenant nag nangu naa ñu may saaga nangu naa ñu may xas. mais am nga sécurité ci sa mairie am ngay garde corps et tout tu n'avais pas besoin d'utiliser tout ça. d'utiliser quoi. ah xam gars yi nee nañu yaa tiré man xam nga man waxuma ko. dama ne gars yooyu jamono yooyu ñoom ñoo yoroon nguur gi ñoom ñoo enquête seen enquête bopp xam nañ bu baax lu fa xewoon jël enquête bi te bind lu leen neex ci enquête bi def lu leen neex ci enquête bi lu mu wax juge bi du dañ nee naa ko yow vidéo bu nga am vidéo bi ay 15 minutes rek la yooyu yaa nekk buntu mairie bi for ngeen foofu lu ëpp ay 90 balles. waaw yu wat waa bal yi daanu foofu. ma ne ko yow 90 balles ñaata chargeur la nit dafa mën nekk ci mbedd bi nii moom kese rek di dóor te amul kenn ma ne leen gis kenn xale bu doon filmer xale TFM bu doon filmer lu mu filmer du sax xaaju genn wàllu xeex gi parce que moom ci boppam doon aar bakkanam. parce que dem si yàlla commissaire Sey bu fi nekkoon commissaire jëppal. Babacar Sey. waaw dem si yàlla commissaire Sey bu fi nekkoon jëppal. lu mu bindoon ci rapport am méngoowul ak lu nga xam ne ni moom lañ may topp wante fii yàlla ñëpp la fi nekkal xam ngeen tey ay sénégalais yu bëri lu ñu jàpp mooy Khalifa Sall du bokk ci élection yi du noonu yàlla wane na boppam parce que Khalifa day bokk ci élection yi. waaw yow yaay justice beneen day bokk ci élection yi. man waxuma la waxu justice dama la wax ay waxu date le 19 janvier 2019 le conseil constitutionnel di génne la liste des candidats. Macky Sall ak ñu mu àndal mënuñu muus waane ba fii ak le 19 janvier ñu condamné Khalifa Sall mënul nekk. xanaa yéen déglu c'est-à-dire que intervalle bi condamnation mënu fi am. bëgg ngeen ubbi seen nopp yi te ngeen déglu le 19 janvier 2019 lu ñuy ñaan yàlla mooy nañu fekkee le 19 janvier 2019. amiin. waaw mais yéen nag su ngeen nekkee ay journaliste yor ay télé yor ay rajo yor ay journaux ñu leen di wax lu ngeen xam ne ni moom ngeen nar a jottali askan wi ngeen di ci dugal peut-être ay humour wala ay sensation wala ay émotion du sorti non pas du tout pas humour wala sensation le 19 janvier 2019 ma ñëw le 19 janvier 2019 oui tey ban jour la tey le 20 le 20 waaw dans 30 jours à partir de tey ban jour lay nekk tey mooy le 20 décembre yàgg ko ci 30 jours ban jour la ñuy tombé ça fait 40 jours xam nga dañuy passé le 19 janvier. waaw mënuñu condamné Khalifa Sall loolu passé na loolu wax bu yàqu la. c'est-à-dire que condamné je comprends li nga bëgg a dégg am. xam nga tey. xam naa li nga bëgg a wax dama bëgg nga ma wax fi benn information. ñoom waa nguur gi lu ñu bëgg a tey mooy bëgg a gis ay nit parce que ñoom amatuñu sañ-sañ dem ci télé wala ci rajo yi di wax ay seen wax yu rëy yooyu. tey soo gisee sax tey doo gis kenn ci ñoom du xale yi du cadre yi du jigéen yi. du mag yi du kenn ci ñoom ñu dem ci télé parce que amatuñu lu ñuy wax dañu dem ba ridicule ci waxu Khalifa Sall parce que Sénégal yi dañ leen ajji parce que yàlla moo wone boppam Serigne Maodo yàlla mooy buur bu mag ji lu dul yàlla bul ko dund. loolu d'accord parce que yàlla suy defar day mel ni kuy yàq mbiru Khalifa Sall bii kaso bi ak yëpp jaar bi ak yëpp. yàlla nga doon defar te nee naa la fii ak le 19 janvier 2019 mooy 35 jours avant le jour des élections il faut publier la liste définitive des candidats xam nga tey nag lu ñuy jéem a xool est-ce que mën na nekk ñoom ñu ngi jéem a xool est-ce que mën nañ wut ay naafiq yu ñuy jox ay enveloppe ak ay terrain ñu mën a dem ci télé ak ci rajo yi pour gëmloo askan wi ne ni que rabat d'arrêt ce n'est pas suspensif. may joxe exemple pour ñëpp a comprendre parce que am na ñu nga xam ne xamuñu luy rabat d'arrêt. rabat d'arrêt mooy comme appel. daanaka ñu lay acté pour la première fois ñu ne dañ lay daan atu kaso. mais yow soo waxee damay appel tant que demoo appel atu kaso boobu mënuñu ko teg sa casier judiciaire. ah parce que demaguloo appel. voilà parce que maintenant ñoom lu ñu bëgg. mooy gëmloo askan wi que. même ñun suñu appelé appel boobu yàqul dara ci ñu jël condamnation bi dugal ko ci casier judiciaire bi te loolu mënul nekk ci tànk yooyu la ñu nekk parce que dañu jaaxle non wax naa leen bu leen jaaxle jarul jaaxle yàlla moo ñëw. d'accord kon yàlla moo leen ndar képp quoi mënatuñoo gën. yàlla rek a ñëw. d'accord Barthélémy yan kaddu ngay jeexale ndax Sénégal yëpp ngi lay déglu. di gërëm ñëpp di sant ñëpp nag ci turu Khalifa Sall. ci ñaan yi. ci yéene bi ci taxawaay bi. pourquoi nga am fidélité boobu mais parce que Khalifa Sall doomu gor la Khalifa Sall est un homme extraordinaire Khalifa Sall est un homme extraordinaire
Khalifa Sall defu fi lu fi kenn deful waxu fi lu fi kenn waxul wante lu tax Khalifa Sall nekk ci xol yi ndax mbaaxam. d'accord kon nag di gërëm ñëpp. di sant ñëpp di ñaax nag askan wi àndale nag dal dina day bokk ci élection yi incha allah na ngeen taxaw nag taxaw tem parce que taxaw tem moo jot xuloowuñu xeexuñu ak Macky Sall na joxe carte électeur yi parce que su ko joxewulee man ak Sonko ak ñeneen dinañ continuer def lu ngeen xam ni moom la ñu constitution may ci sañ-sañ mooy dem di wax ak askan wi il faut Macky Sall teg ko ci yoon parce que loolu mooy gage de stabilité gage de paix et gage de tranquillité di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la remercier tamit ci invitation bi